dibeer juróomi fan siw tabaski atum ji nekk ñeenti téeméer ak ñeent fukk ak benn sa gàddaay ga mbokk yi daleen ak jàmm si xibaari njolloor gi dañ koy door rek tolluwaayu mbasum coronavirus fii si réewum Sénégal ñeenti doomi aadama ñàkkatee nañu seen bakkan yóbbu limub ñi faatu si juróom-ñeent fukk ak benn téeméer ak ñaar fukk ak juróom-ñeent ñooy way teew di yees yi nga xam ne am na si réewum Sénégal kon jamono ji tolloog ñetti junni ak juróom-ñetti fukk ñoo nekk si loxoy fajkat di buñ sukkandikoo si docteur El Hadji Ndiaye mi nga xam te ne bii mooy wàllum fegu gi danañu ànd ak moom si biir xibaar yi dinañu wax tamit si biir xibaar yi ànd ak ki nga xamante ni bii moo di Mayel Thiam mi administrateur bu parti bi nga xam ne moo di APR premier vice-président tamit bu Haut Conseil collectivité territoriale del siwaan bu baax a baax si xew-xew yi jamono rawatina njiit réew mi nga xam ne président Macky Sall wutale woon na foofu si diwaanu Mali ak yeneen jiiti réew yoo xamante ne bii ñu ngi bëggoon jàmm am foofee nag ñàkk jàmm ga ñenn jàpp ne loo xamante ne bii kawteef la moom it gisawu ko noonu del siwaan bu baax a baax si jafe-jafe yi nga xam ne nemmeeku nañ ko si biir parti bi di APR ak li nga xamante ni bii ñu bëri ñu ngi koy xalaat naan ndax mën nañoo am benn gouvernement boo xamante ni bii dinañ ko lëkkale moom njiitu réew mi ak ñi nga xam ne ñoo bokk si kujje gi loolee mu ne dàq ko dinañu ànd nu mu gën a yaatu ak Cheikh Dana Fall mi jëkkil boogale waxtaan dinañu dem tamit si biir xibaar yi xam ne laak ndaw yooyu nga xamante ni bii mu ngi wuyoo si Mohamed Fadel Ndiaye moom nekk koo xamante ni bii day yëngatu si tàggat yaram gymnastique lay def jamono yi nga xam ne dàq nañu nag olympique yi ñu waroon amal fii si Ndakaaru taxut benn yoon mu bàyyi loxoom moom si mbébét gi nga xam ne am na ko si wàllum tàggat yaram googee li mu bëgg moo di dem ba am raaye si moom la mbir ak xamleem dinañ ko ànd ak Seeku Seydi si biir xibaar yi lii mooy li nga xam ne moo gën a fës si bopp xibaar yi yaatal gi nees kiis juróomi xale yu jigéen yu bokk benn njaboot ñoo réer mër seeni waa kër foofu si diwaanu Touba Mbacké quartier bi ñu duppee yoonu Daaru Rahman loole nag ñetti fan a ngi nii depuis ajuma ba léegi seeni njaboot mënuñu leen a teg bët lan moo waral loole waajur wu góoru yooyu lee xale yu jigéen li mu jàpp moo di dañ leen a teg loxo waral ñoom ba léegi kenn mënu leen a jot waral ñi nga xamante ni biir ñoo di takk der ya sa diwaanu Touba ubbi nañ ci ab enquête ngir xam mbiri na mu demee dëgg Touba ñu fekk fa góor ndaglu ak Thierno Faye. njàqare fës lool ci Touba yoonu Daaru Rahman ginnaaw bu juróomi gone yu jigéen réeree ci gox boobile mu dikk réer gu ñuy waxtaanee ci quartier boobile di jànkonteel yenn saay jafe-jafe kaaraange Serigne Fallou Ndiaye di waajuru xale yooyu lay gone yi daal démb daal dañ fi jógee siyaare Jomaajo ba ci ay takkusaan gisuñu leen ñu doog a woote jot kenn ki buñ ko wootee jotuñu ko léegi nag ñu doog a nag topp guddi gi fenn fu ñu dem nañ police su feelaaw njëkk a woo bu koy mbind mu laaj ma seeni at ma wax ko mun ma ñooñu nekkuñu fi man ko defee nag léegi ñu nekk nag fenn fu ñu fay wët ci guddi gi ba ci suba lañ jotaat nag maam jaara moom ci boppam mënu nun fii ñu nekk man dong ma nekk fi ma ne teqale nañ ma gone yi waaw xam ma fu mu ne. bu ñu sukkandikoo ci benn ci yaayu gone yooyu la di xamle ne taxawaayu kilifa yi loolee desandi na. ñu jàppale nu rek ndax lii moom yàgg na fi am dañoo rendi diw ak dañoo rey diw loolu moom yàgg na fi ñun nag loolu yàlla nañ ci yàlla musal nan dund ba feeñ le rek waaw nañ feeñ ñun daal lu dul feeñ rek feeñ ma ko gën a tooguma it nag maa ngi ci waaw heure bu ma xëyee ci loolu laay dox démb la ma dal de waaye tooguma jékkiwuma maa ngi si ñoom. ci noonu askan wi yeewoo ci quartier yoonu Daaru Rahman ñaawlu ñàkkum kaaraange mi ñu nemmeeku ci gox bii léegi. xale yooyu wax dëgg fa yàlla defuñu dara lu dul dem fu sell fee si Touba jumaay Touba ja pour siyaara ji kon bu leen si lii fekkee kon doy na waar te képp koo xam ne dégg nga suñu wax nekk si dëkk bii si Touba Mbacké muy maire wala ku mat doon na nga dikk ba fii ndax ñun sonn nañ jaaxle nañ mënuñoo génn guddi da ngay génn sax boot sa doom ñu foqate ko sa ginnaaw te nag lépp a metti nañu dimbale ñu yàlla séentuwaan ñu te xool ñu ndax ñu dikk si Touba gi dana si jëm ñu man yëpp te bu mu si xasee ba am ko fàtte ñu. yàqkat daal fu mu nekk das koy contrôler boo ko contrôler da nga ko gis waaw ñu jàppale nu ci daal. ñaari fan ñu leen di wër juróomi xale yi bokk ci njabootuk Njaay kenn tegagu leen gët loolee tax police bu Ndaamaatu ubbi l'enquête jëmale ko ci mbir moomi léegi.
yal na leen suñu borom nit ba dellu leen seen njaboot ñu wax si leneen Mayel Thiam mooy administrateur bu parti bi nga xam ne moo di APR nekk it vice président bu njëkk si kuréel gii di au conseil collectivité territoriale moom nag mu ngi dellu siwaat bu baax a baax si xew-xew yi réewum Sénégal rawatina lépp loo xam ne moo jëm si wàllum politique njiitu réew mi président Macky Sall ay bés yi ñu génn mu ngi woon foofu si diwaanu Mali ak yeneen ñeenti njiiti réew ñoom nag ngir sumb aw waxtaan woo xamante ni bi moom la ñu namoon ngir jàmm dellu siwaat fa foofee ginnaaw bi nga xamante ni bii jalt am na fa si wàllum politique loolee nag mel ni waxtaan wa mujjul antu am ñu ko jàppee fii si réewum Sénégal ne loolee nag ak lajji la loolee moom gisewu ko noonu Mayel Thiam del siwaat na ba léegi si li nga xamante ni bii moo di jafe-jafe yi am si biir parti bi waaye tamit gouvernement gi nga xamante ni bii nit ñi xalaat nañu ne mën nañu xool naka la ñu mën a boolee gouvernement bi fi nekk ak ñi nga xam ne ñoo di l'opposition bi ngir mën a am benn gouvernement boo xamante ni bii bu gën a dëgër la loolee yëpp jàpp na ne lu mën a nekk la waaye waxtaan a koy jiitu loolee moo nekkoon waxtaan yi nga xam ne seq na ko Mamadou Ibra Kane jukkib lenn la ak li nga xam ne moo di farañ fàcce gi ñu ànd seeg Cheikh Adana Fall. weesub xëccoo politique tey xalaat jàmm ci sous-région bile lii de mooy xalaatu Mayel Thiam moom mi xamal ne ñiiti wax ne médiation bi amoon foofe ca Mali échec la dañoo xamul woon rek li taxoon ñooñee dem ki nekk administrateur bu Alliance pour la République di xamle ne médiation boobee nekkul échec ndax li yóbbu woon njiitu réew yooyee mooy xool nu ñuy def ba waxtaan am ci diggante ñi xëccoo ca biir réew ma. Moi, je suis désolé de constater que des Sénégalais. man daf may metti loolu su may gis ay nit ñoo xam ne ñun lépp lu ñu def rek ñoom lu ñaaw lañ ciy gis faw ñu xam dara mbirub Mali bi nekkul woon loo xam ne suñ fa demee rek dañ koy régler ci saa si loolu mënul woon nekk li yóbbu woon mission président yi mooy xool lu ñuy def ba dajale ñëpp ci benn place ñu mën a waxtaan xool nu ñuy def ba génne ci problème bi te loolu jàpp naa ne ab réussite lañ ci jëlee li ci des nag mooy ñu xaar ndajeek CEDEAO bii ñu war a amal te suñ ci amee ndam da ngay jàpp ne lii di mission présidentielle bi moom moo am ndam ndax moom moo tàmbali lépp. obtenu par la mission des chefs d'État. ab wutub jàmm goo xam ne nekkul loo xam ne Mali rek la war a mën a yem ndax fii ci mim réew am na yenn kàddu yu tàmbalee jug ti wax ne remaniement ministériel mën naa am ci biléb remaniement ministériel sax ñenn ñi gis ne ab gouvernement de majorité élargie la ñu fas yéene def mu nekk ab mbir moo xam ne xel mën na koo nangu suñu sukkandikoo ci àndandoowu njiitu réew mi lii. Ce ne sera pas un événement. faw ñu xam dara su fekkee ne njiitu réew mi dafa décider ubbi liiti gouvernement am ngir dugal ci ñiiti waa opposition bi loolu du nekk événement ndax lu mu yàgg def la loo xam ne xam na ko miin na ko la mën na koo def su jëlee nag opposition bi kenn wala ñaar gis na ne mën na ko defal lii wala mën na ko defal lale loolu nekkul faiblesse ci sunu parti. Faiblesse politique, ça c'est extrêmement important. wante nag bi lépp ubbeeku su fekkee ne dafa am nekkul luy firi ne APR dafa commencé wadd wala sax dooleem demeetul noonu loolu ki nekk premier vice-président bu HCCT moom da koo dàq tey xamle ne ay ambition wu APR weesu nañu présidentielle bu 2024. Cheikh Hassana Fall ñu wax bi yoon nag ci tolluwaayu mbasum coronavirus ci réewum Sénégal mbas moomee di wéy di faat ay doomi aadama yan ñeenti doomi aadama yu faatu yóbbu limub ñi faatu ci juróom ñeent fukk ak benn waaye tawat yu yees yi fii ci réewum Sénégal toll nañ ci téeméer ak ñaar fukk ak juróom-ñeent jarag ya ñi nga xam ne faj nañu leen ba ñu weer ñu ngi ci ñeent fukk ak juróom buñ sukkandikoo ci xayma bis bi nga xam ne def na ko docteur Alaaji Mamadou Ndiaye mi nga xam ne mooy wàllum fegu gi ci màkkaanam jëriñ ji wàllum faju ji fii ci réewum Sénégal ñu teewlu ko. ci junni ak ñetti téeméer ak juróom benn fukk ak juróom-ñaar test yi ñu def téeméer ak ñaar fukk ak juróom-ñeent ñoo ci positif ci ñooñu téeméer ak fukk ak juróom benn ñoo ciy cas contact mooy ñi am feebar bi fekk dañoo jaxasoo woon ak ñu yore doomu jàngoro ji ñu am ci fukk ak ñett cas communautaire ci ñooñu nag mooy ñi nga xam ne dañoo am doomu jàngoro ji te xamuñ fu ñu ko jëlee Saint-Louis am na ci ñeent Kër Massar am ci ñaar Mbour am ci ñaar Fanok am ci benn Géejawaay am ci benn Xombol am benn Mbao am benn Médina am benn ñeent fukk ak juróom si ñi nga xam ne dañ leen a entré woon wér nañ bés ni ki tey te bu ci yàlla àndee dinañ génn juróom fukk ñu nga ci suñu service de réanimation ñeent ñàkk seen bakkan ci bési démb gaaw ñaar fukki fan ak juróom ci weeru juillet bi ñu nekk ñeneen ñi des hôpital ñu ngi am tan
ci bésu tey dalee ko ci cas bu njëkk ba Sénégal jot na woññi juróom-ñeent junni ak juróom-benn téeméer ak juróom-ñett fukk ak benn cas ñi nga xam ne jot nañ ci doomu jàngoro ji ci ñooñu juróom-benn junni ak ñeent téeméer ak juróom-ñeent wér nañ si téeméer ak juróom-ñeent fukk ak benn ñoo ñàkk seen bakkan ñetti junni ak juróom-ñett fukk ñu ngi leen di faj ci kër docteur yi. Ministère de la santé et de l'action sociale mu ngi ñaanal ñooñu ñi nga xam ne dañoo génn àdduna yàlla xare leen àjjana di masawu aussi seen mbokk ñi nga xam ne dañoo jot a ñàkk nañ ci ñi nga xam ne ñoo génn àdduna bés ni démb ci bésu démb. basum coronavirus googe nag gàllankoor lu bari ci réew mi rawatina dem geeg dikk gi ñi nga xamante ni bii it ñoo yëngu si wàllum dem ak dikk jaaree ko si mbeex mi di géej gi ñi nga xamante ni bii ñooy yëngu si wàllum koom diggante Sikicoor ba Ndakaaru ñoom nee nañu tamit mbir moomee laal na leen bu baax a baax loolee mooy kàddu yi directeur bi nga xamante ni bii moo jiite kuréel gi ëmb ñi nga xam ne ñooy yëngu sim koom si wàllum géej googee moom nag amaloon na ay tànki nemmeeku fii si Makani Média si noonee la xam ne at mu jot doon nañu am toll si fanweeri junni ak fanweer ak ñetti junni doomi aadama yoo xam ne doon nañ leen di yóbbu wàllu marchandise it daanaka lu toll si ñeent fukki junni tonne lañ doon yóbbu at mu jot jamono ji nag dafa mel ni lépp tàggatémbe waral mu ne comme mu bëri la ñu ñàkk tànki nemmeeku yooyu mu amuloon fii ànd na ak ñoom Adama Sarr ak ki nga xam ne moo di Souleymane Beng. mbasum coronavirus bi daal di am njeexintal lu am solo nag ci li nga xam ne moo di dem ak dikk bi ca Sikicoor rawatina si ñuy jaar ci wàllu géej gi lu ëpp nag si seeni marchandise ak itam la ñuy dundee daanaka ci bateau yi lañ ko doon jaarale te ñun ñoo leen doon yóbbu li ci ëpp ci seen ay affaire bagage mu nekk lépp lu nekk affaire lekk ci épicerie mu nekk lépp affaire bagage yi ci industrie yi ci commerce yi ci marché yi et cetera donc yooyu yëpp tey jii suñu gaal yi moo ko daan yóbbu daan nañu def 3 ba 4 voyage par semaine. lu aju nag ci dragage port bu Ziguinchor li ni mel daal dina tax bo lii di anacarde bi jaarale tuñ ko ci tali yi wante ci géej gi lañ koy jaarale ndax bateau yu mag yëpp mën nañ di teer ci port bu Ziguinchor. xam nga port bu Ziguinchor xóotul woon xóot boobu état bi ak ay partenaires. jël mesure ba nga xam ne gasaat nañu embouchure bi muy côté jóge ñu gas embouchure bi 3 mètres la woon ak genn wàll ñu dem léegi 2 mètres ba genn wàll ce qui fait que ni tey ji ay navires yoo xam ne yu gën a rëy mun nañu romb di jaar ci embouchure bi pour ñëw port Ziguinchor donc loolu projet la bu am importance boo xam ne ci diggante mi ngi ko tuddee Orio mu nekk diggante Sénégal ak hollandais yi mat na sax lu mat 20 milliards ak ñaar lañ ci def pour mën a gas loolu. lu aju nag ci tàmbaliwaat dem ak dikk bi ci diggante Ndakaaru ak Sikicoor ci wàllug bato yi ñi nga xamee ne ñoom ñoo di waa Kosama nee nañ nag ndigali état dongo la ñuy xaar. fanweer ak juróom-benn million mooy koppar yi nga xam te ne bii moom la ñu jox soxna yi nga xam ne ñoo yëngu si wàllum liggéey di financement foofu si diwaanu Mbour loole nag waraloon na ab lël bu ñu amaloon wala ndaje loo xam ne moo doon jëmmal googu lay joxe koppar si njiital ki nga xam te ne bii moo di jëriñ ji wàllum soxna yi Ndeye Sely Diop Dieng mi ngi woon foofu si diwaanu Mbour nag loolee dugg si biir campagne boo xam ne moom la ñu amal jamono ji lu toll si juróomi téeméeri million la ñu bëgg a jox soxna yi si réewum Sénégal ngir jàppal leen ngir ñu mën a doxal seen liggéey ne mu mucc ayib kaddu yi Ndeye Sely Diop Dieng ñu teewlu ko ci micro Aline Kane. wax na tey nag dañ koy ñëw toujours ci liggéey bi rek indi financement jigéen ñi jàppale leen ci mbas mi ma def tout département du Sénégal la choisi sama phase pilote fas yéene ko nag passer à l'échelle au niveau national incha allah indi financement jox ko jigéen ne leen nag da ngeen a sonn mbas mi dafay jaar ma bëgg a relancer l'économie du Sénégal parce que nag économie du Sénégal moo am solo ci lu ñu nekk mooy liggéey indi financement yi. jox ko département donc pour jigéen ñi nga xam ne ay femmes entrepreneurs am initiative parce que naa ku ne Mbour ak jigéen ñi rek ci lee nga leen di fekk di teel a yeewu bu mu tëdd nekk tefes gi jënd di jaay di transformé nekk salon de coiffure nekk salon de couture yi fii tourisme fii la sampataat kon fii la jigéen ñi liggéey yi fii lañ amee jom fii lañ nangoo liggéey fii lañ nangoo sonn président nag indi na financement jox leen ko ni ku nekk am 500 000 francs de francs CFA mun 250 000 maa leen ko may
250 maa leen ko lebal sans intérêt kenn du fay ouverture de compte kenn du fay dara 250 mooy fay différé 1 an def naa loolu président Macky Sall moo ko def à faire. soxna yi Mbàkke moom nee nañu Ndeye Saly Diop Dieng de nañ juy li nga xam ne moo di koppar ya muy joxe ñoom daa mel ni dina waajoon ba ñuy xaar mu daal di mujj nii la ndaje li nga xamante ni bi moom la fa bëggoon amal waral ñu amal ab toogaan nañu waxtu ngir ñaawlu mbir mu ni mel nee na ñoom ndax dañ ci bokkul am dañu leen a fàtte te it ñu ñaawluwaat bu baax doxalinu ki nga xamante ni bi moo di directeur sup kuréel ga fa nekk di SEDAF wala li nga xam ne moo war a doxal googule kuréel lépp loo xamante ni bi moo nekk si diwaanu département ba ñoom nee nañu kookee li muy doxee baaxul te Ndeye Saly Diop Dieng it war na leen a dellu gi fàttaliku bu baax a baax kenn si ñoom di Faty Ndiaye ay kàddoom ñu teewlu ko si micro Gora Ndaglo. financement yi daf ñu cee joxul parce que nee na financement yi ñun liggéeyuñu waay nañ wàcc ci terrain yéen journaliste ngeen xool dañoo yor suñu place ñu ne petite et moyenne entreprise la ñun dañoo yor suñu ay place toog lu mat 4 mois liggéeyuñu kon financement yi su ñëwee su dee 80% yi nee nañ administration la 20% yi war na wàcc ci politique bi mu wàccee dafa jël ay nitu boppam li ñuy wax bu ngeen ko saytoo yéen journaliste ngeen gis ko ñam ko jox yelloowuñ ko ministre financé na leen fi bu njëkk ñu jël ñu lekk bi nga xamante ne si nee nañ képp ko amoon financement lekk bokkoo ci yëfi ñooñu dugal ñii dugal seen i doom ñii dugal seen i xarit ñii dugal seen i rak nee na ñun fay ñu ñun on le dit haut et fort ñun mosuñoo jot financement état dañu yàgg di xeexal état kenn mosuñoo dégg ñu kaas parce que président Macky Sall daf ñoo ñor liggéey gi muy liggéey Sénégal ñor ñu nekk ci ginnaawam ministre de la femme nag jokkoo na ma ak moom parce que démb maa ngi jokkoo ak moom ay 2 heures du matin li mu wax mooy madame Mbaye madame Mbacké du moins Mariama Ndiaye moom lu mu def moo ko sant ce qui veut dire que ñoom ñoo nekk ci yëfi ñun nag dañuy interpeller le président de la République Macky Sall parce que li premier pas la moom li ñuy def mu ngi ci kanam dañuy continuer le combat continue li nu bokk te ñu war ñu cee boole dañu ci boole jàmm ne boyi bu nu ci boole te ñu bokk ci askan wi ndax nag ministre de la femme bi mu fi toogee société civile parti opposition parti au pouvoir ñëpp lañ cee bokk. ay fan yu néew dox suñu digganteeg xeet gu mag gi di tabaski Ndakaaru moom foo sànni sa bët di nga gis xar yaa nga fa jàllaañoo si mbedd yi ba si sax si buntu kër yi loolu waral mu jural njàqare ñenn ñi nga xam ne ñoo dëkkaale ak xar yi ñu ne ñenn ñi duñu mën a nelaw guddi ñi si amee ay malade maanaam ñoo xam ne ñoo tawat sax jamono jafe-jafe dëgg la ñuy am xeetu gétt yi nga xamante ni bi daanaka mooy dugg ba seen biir kër jule leen njàqare si diwaanu Médina la ñuy wutali ànd ak ki nga xam ne moo di Aïssatou Diak ak Souleymane Mbeng fekk woon yooyu la njaboot. feetu tabaski di jublu si mbeddu Dakar yépp fees ak ki géttu xar li ni mel sonal lool ñu fa dëkk mais mu xar yi di leen tànqal lool li ni mel mën a andi ay jafe-jafe ci diggante ña fa dëkk ak ñay jaay xar yi. yenn saa yi nag dañuy déranger problème bi bu tawee nii moom day xaw a gênant quoi ndax li nekk ci xar yëpp day wàcc ñëw ci buntu kër yi. dañuy sonal nag problème bi mooy lu mel ni bu amee il faut ñu wut ay genre douche yoo xamante ne dañ koy teg à côté. dañ nettoyé xar yi def ko ci saako automobile bu ñëwee ngeen tur ko foofu mais en général nag nii lañ koy bàyyi ba après tabaski ñu ñëw même fii nii maire bi moo mujjee fay borom charrette yi ak ñuy balee fii ñu kii ko ñu nettoyé ko loolu dafa métti trop itam. il faut que waa mairie bi ñoo war a ñëw di leen surveiller bu baax a baax di leen wax ñu nettoyé bu baax boo ratoo automobile bu ñëwee nga tuuri ko sànq rek loolu la leen wax léegi. sëñ bi dolli di ñu xamal ni li ni mel daf leen di déranger loolu. ndax dañu am rek ñi nga xamante ne ay malade yu tëdd feebar. ndax déjà pa bi dafa feebar xam nga et puis ak yeneen xeet yi baaxul daal waaw baaxul mais amuñu ci solution. soxna si di ñu xamal ne moom rek dafay am jafe-jafe ngir jéggi dem ca marché ba ndax yooyu la xar waaye it li ni mel da ko yàqal rek li nga xamante ne mooy njaay mu sew ba muy def ca buntu këram. doo am foo jaar bu njëkk ba fii lañ daan jaar fii nii fi ñu teg xar yi nga continuer dem marché mais da ngay obligé wiiri jaara ne te boo rombee ci biir xar yi ñu mel ni man da nga ragal da tam ñu mbëkk la te wóoroo xet gi dafay maar day taali mu su may jaay fii damay def eau de javel ak yëpp ndax xet gi weñ yeeg yëpp damay yor sama uppukaay du upp muur sama njaay mi ba mu weex taal mais daal mi ngi noonu daal dañuy ñaan yàlla rek yàlla jële leen fi ci jàmm ak salaam mbas mi tamit yàlla jëli ko fi. ñi nga xamante ne ñoo dëkk fii ci Rue 10 maire ba futtu di ñu xamal ni rek waa mairie bi dañoo war a jël ay matukaay ngir li ni mel mën faa jóge
ndaxte xar yi bari fi loolu sonal na leen. Aïssatou Diak teefanke yooyu bu ñu masaan a jaay ba desal ginnaaw tabaski gi dañuy xaar ñi nga xam ne ñoo di aja yeeg ajaratu yi jóge Màkka ñu mën a jaayaat yooyu lay xaar si nganale gi nga xam ne moom lañ leen defal ni ki ren nag aji Màkka amul li ko waral di mbasum coronavirus waral ñoom jaaykat yi xar yi nekk si njàqari dëgg nee na bu ñu moytuwul nag dinañu lambale googee la ñu dénk ndey naa si Jóob Juuf. bu njëkkoon xar yu jarul ci tabaski bi jaaykat yi dañ leen doon jaay ñiy waajal tertu ñi aji woon Màkka waaye ci jamono yu ñu toll yile jaaykat ñu ngay wëy di béral seeni tiitaange ci bile mbir. ñu ngi gis ujaaj yi daanaka dematuñu màkk mu doon loo xam ne nag dinañu tiital tuuti parce que après duñu xam nu muy demee tey daanaka xar yi après dañuy obligé di xaar yenn baptême yeeg affaire yooyu noonu xam nga ñu doog a mën a jaay te loolu nag dina métti daal si ñun daal. dañu am problème jaay ndax bu njëkk da nga daan xaar ujaaj yi ñëw buñ ñëwee ñooy mën a jëndaat xar yi si yéen xam nga à des prix yoo xamante ni prix yu raisonnable lay doon parce que moom boobaa ujaaj ñoo si mën a jàpp bu baax mais cette fois-ci moom ça sera un peu difficile. jamono yi ñu toll daan na fekk mbokk ñu aji woon Màkka ñëw def ci seen commande ba noppi. am ñoo xamante ni dañu daan commande réservation bu ñu xamee ni ujaaj bi moom comme boo ngeen amee kii yenn affinité wala contact yi dañuy réserver nga réserver leen xar ay benn ñaar ba ñetti xar yoo xamante ni buñ ñëwee rek ñoom da leen koy livrer yooyu da fekk jar na sax à l'avant balaa ñuy dem màq aju màq. jaaykatu xar bu jarlewut ba noppi war a delloowaat ay xaram loolee njeexital bu mag la ci wàllu koom-koom bu ñu ci yokkee yooyu lee xar sax mën nañu ñàkk seeni bakkan ci yoon bi. su desee solution bi nga xam ne moom la ñuy def mooy dañ leen di delloo dañuy luyewaat oto delloo leen. bon loolu pertement ak jafe-jafe yu rëy la parce que souvent da nga leen di delloo leen jëlee Dakar yóbbu delloo leen dafay encore beneen climat boo xam ne moom la ñu adopté mooy tax ñoom di ci gën a bëri dañuy dee seen biir yi di daw. waaye lu ci mënti am aju Màkka gi ren moom dañu ko dàq te mbas mi moo ko waral loolee nag doon li nga xam ne jural na ñii di jaaykatu xar yi ay tolof-tolof ci seen wàllu koom-koom. waajtaay yu tabaski googee nekkoon forcé ci moom Omar Sané mi nga xam ne mooy jëwriñ ji wàllum mbay mi directeur de l' agriculture amuloon ay tànki nemmeeku sa Médina Gounass ak Jiddo Caaroy Kaw ngir jàppale ñi nga xam ñoo di askan wa foofee nag na buruxle jàll si li nga xam ne mooy liggéeyam dëgg si li nga xam ne moo di wàllum campagne agricole bi ñu nekk mu ne ni nga xam noonu la tëddee jamono ji dal na xelam te lépp yi rafet na mu ngay rafet lu baax tamit taxawaayu nguur gi mën a jàppale na bu baax a baax ñi nga xam ne ñoo di baykat yi si wàllum intrant ak li nga xam ne moo di aw jiwu ay doom ñu teewlu ko ci micro Mamadou Lamine Fati. tolluwaayu bay bi ci Sénégal doon na li nga xam ne dal na xel suñu sukkandikoo ci directeuru agriculture Omar Sané waxoo ci bés bi nga xam ne da doon joxe ay dundu askan gi dëkkee ca Médina Gounass ak ca Jidda Caaroy Kaw. Nous avons presque terminé la distribution de l'arachide de certaines spéculations comme le maïs le fu mu toll nii moom lépp loo xam ne ñu ngi ko waroon séddale def nañ ko lu mel ni gerte mboq ak sorgho yu nu mel lépp loo xam ne waroon nañ ko def ngir mën ko yeggale ci ñi nga xam ne ñoo ko war a jëfandikoo def nañ ko léegi nag fu mu toll nii dañuy xaar rek ñi nga xam ne ñooy producteurs yi ñu mën koo jot ci wàllum engrais tamit def nañu séddale bu am solo bi nga xam ne ñi si waroon jàpp ñëpp jàpp nañ si ba ci dëkk bi yëpp ñëpp war nañ see yere fu mu toll nii ci taw bi tamit ñu ngi sant yàlla bu baax a baax ndaxte fu mu toll nii gàncax bi baax na ndawatina suuf si meññeef na bu baax a baax ba ñi nga xam ne ñooy baykat yi dinañ si sant yàlla bu baax a baax tamit. Sédentaire donc du point de vue pluviométrique. Du point de vue comportement végétatif aussi nous avons un bon comportement végétatif. campagne agricole bi ñuy dem doon na li nga xam ne dal na xelum bu baax a baax rawatina ndimbal yi nga xam ne nguur gi joxe na ko ak jàppale fonds force Covid 19. mooy boo xoolee Covid bu mu commencé ba léegi génnee na ay ndimbal yu takku jëmee ci population bi transporteurs yi ñu ngi leen di jàppale secteur bu nekk am na ndimbal yu ñu fa dugal pour parce que xam na ne tey ji Covid bi fu mu toll nii. mesures sociales yi dafa war a am solo donc loolu tey jii lii ñuy def nii daa centre en droite ligne à ça et fu boo xam ne population bi wan ne leen tey tamit ne ñun ñu ngi seen wet ñu ngi di leen jàppale te lu ñu mën tamit dañ ko def pour que vraiment fête bii ñu yom nii mooy fête tabaski bi ñu passe ko ci jàmm ak salaam. ngir gunge askan gile ci feetum tabaski bi nga xam ne moom la ñuy dem ñeenti téeméeri njaboot jox nañ leen ay dund yi nga xam ne dina leen jàppale bu baax a baax njaboot yooyule
doon ñi nga xam ne seen loxo jotul seeni ginnaaw dëkkee ca Médina Gounass ak ci Jidda Caaray Kaw. xibaar yi tàggat yaram yi ñu doore kook wàllum boxe di ñi nga xam ne ñoo di janoo di doore tey kur bañ kuréel gi nga xam te ne bi moo ko ëmb fii si réewum Sénégal di fédération ba am nañ njiit lu yees ki fi nekkoon Amadou Seydou Ba ka ko wutu jamono ji moo di Mamadou Sène moom yi nag bi mu yegsee si bopp googale kuréel nee na dina gën a bijji te it gën a ñoŋal gi nga xam ne moo di kuréelu li nga xam ne moo di boxe si réewum Sénégal ba mu gën a taxawaat si ay tànkam waaye du doon loo xam te ne bi dafay kaawoo ay kàddoom ñu teewlu ko si micro Mamadou Fodé Gassama. dina yomb bu fekkee ne sama ambition mooy suqali boxe Sénégal rek day yomb mais bëgguma def loolu rek dama bëgg def lu gën a fort loolu dama bëgg carrément révolutionner boxe Sénégal li ma bëgg mooy li fi nekkul woon ñu yokk ko ci c'est-à-dire que tey jii am nañu fan yi mais amuñu boxe bi malheureusement alors li gën a yomb mooy indi boxe bi je pense. Et donc oui dinañu soxali boxe bi. athlètes yi ñoom ñooy indi attractivité ci boxe donc avant tout dañu war a toppatoo athlètes yi ba pare xam aussi responsabilité ba ma am sama responsabilité mooy ñu porter drapeau Sénégal du ma leen porter le drapeau Sénégal dans des mauvaises conditions. bu ñu jógee ci loolu mooy installer des vrais clubs au Sénégal comme ni ma ko waxee sànq boo xoolee région yi tey jii benn club moo fi valable muy club bu Louga. Et club Louga lu mu baax il lui faut des sparring partners c'est-à-dire que il faut mu dem frotter wu ak club bu beneen région pour mën a xam niveau. junjoon nañ ko ci bopp xibaar yi Mohamed Fadel Ndiaye lay wuyoo di ndaw loo xamante ni bii mu ngay def tàggat yaram bi ñu duppee gymnastique moom nag jamono ji nga xamante ni bii ñu ngi doon xaar ñu amal Jeux olympiques yi fii ci réewum Sénégal ci atum 2022 te ñu dàq ko ba atum 2026 loolee taxul benn yoon mu bàyyi ay loxoom wala bon mu daal di yokkat nee na tey la gën a takk taxawal ngir xelam moom mu def ko ci li nga xamante ni bii moo di am ay raaya nekk loo xam ne it jàpp na ni dàq googu ñu ko dàq sax dina tax ñoom ñu gën a mën a tàggatuwaat ba amal loo xamante ni bii mooy tàggatu yu am solo kañu koy xamleek moom di Mohamed Fodé Gassama moo di Sékou Seydi. Moi, je compte beaucoup y participer afin d'avoir des médailles, de l'or surtout. C'est ça mon objectif. kaddu yu mel ni la jeune gymnaste bi yëkkati woon Mohamed Fadel Ndiaye ñu ngi woon weeru janvier atum 2020 ci jamono jooju Jeux olympiques de la jeunesse yi ñu fas yéenoon amal Ndakaaru ñu ngi ko woon na jàpp ba tey. amoon naa ay regret de mais ba tey naa ko gérer dina gën a amélioré wu am na phase yu ma mënagul ndax eggaguma ci catégorie yooyu dina ma gën a may temps ma mën yooyu noonu. ay atam toll ci fukk ak juróom Mohamed Fadel Ndiaye amoon na yaakaar mun a yëkkati ab raaya ci Jeux olympiques de la jeunesse yooyu di yaakaar boo xamante ni dafa mujjee tas. li ko waral mooy report JOJ yi ci atum 2026. report bi nag nekkul woon lu ko gënal parce que depuis voyage bi mu defoon Égypte il s'était donné comme objectif que 2022 les couleurs du Sénégal seront farouchement défendues. Il était prêt pour ça mais avec un report de 4 ans c'est quand même assez conséquent dafa bari. Donc finalement nee nañ ko na reculer pour mieux sauter c'est-à-dire na waajalaat boppam ba fii ak 2026 lu mu mënoon benn mu mën ca juróom wala fukk. di ab décision boo xamante ni mën nañ ko justifier waaye ba tey dafay doon lu metti lool ci ñi ci bëggoon bokk waaye moom mii lee fas yéenewul bàyyi benn yoon loxoom. Sûrement c'est ce que j'ai toujours voulu mon père inscrit et mon coach m'a beaucoup aidé et j'en suis fière. Je ne sais pas encore si je vais y aller, c'est mon coach qui décide, mais je compte beaucoup y aller, ça me ferait plaisir. soxla woon naa ko lool ci Jeux olympiques yi comme que day âgé bon ñu ngi jëlwaat ginnaaw rek mooy li ma la wax sànq jéem a fexaat am beneen Fadel mais teewul dañ koy garder pour liggéeyam moom yeneen championnat d'Afrique war a am ak Jeux africains yi bu defee ñu mën a am si moom de plus parce que xam nañ ne bon xale la et puis am na talent macha allah su ko nee liggéey avec le temps incha allah rabbi dina indi médaille d'or.
Mohamed Fadel Ndiaye bokk na ci ndaw yi nga xamante ni réew mi amoon nañu yaakaar ngir rek daal di mun a remporter ay médailles olympiques atum 2022 di ay ndaw yoo xamante ne responsable discipline yi ci ñoom la ñu yaakaar ba tey ci compétition yi nga xamante ne ñoo nekk ci kanam. Sékou Seydi bu yaakaar tas bu yoon jeexul waaxi sul du jeex na jotaayu xibaar yi ñu doon ànd ak yéen si njolloor gi yeneen jotaayu xibaar 18h45 si kàllaamay wolof 19h45 kàllaamay nasaraan ak Ousmane Monique Sagna waaye laata loolu dinañu dugg ak ki nga xam ne moo di Mamadou Ibra Kane si bloc d'information bi ñu duppee La Totale xibaar yi tamit day wéyandi si www.media.sn ñu yendoo ak jàmm.